asalaamaaleykum waa Yoff, asalaamaaleykum waa Ndinaat mu ngi leen di nuyu bu baax di leen sargal ci weeru màgg wi nga xamante ne moom la ñuy célébrer muy fin d'année si wàllu maanaam wàllu si weeru musulman yi donc muy fête bu rëy boo xamante ni chaque année dañ koy célébrer donc bu ñu la dugg si waxtaan wi ñu gërëm bu baax waa Mbo TV si opportunité bi bu ñu may pour ñu mën a communiquer ak mbooloo mi bu laa booba ñu bàyyi suñu imam El Hadji Lamine Mbeng mu def ñaan. asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne mbooloo mi kenn ku nekk na jàng fatiha teg si ayatal kursi qul huwa allahu ahad teg salaatal fatihi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. jërëjëf Oustaz Lamine ñu dugg ci waxtaan wi muy loo xamante ni comité gestion bu Ndinaat moo initié waxtaan wi bëgg a communiquer ak waa dëkk bi muy waa Yoff plus particulièrement ak waa Ndinaat si li nga xamante ni moo fi xew muy wàllu tamxarit dëkk di tradition boo xamante ni ñun dañu judd fekk ka fi mag ñi yoroon dëkk bi daañ ko doxal ba fii lépp rafet mu nekk lekk boo xamante ni jàpp nañ ne daal warul réer lu ñu moderne am na cosaan yoo xam ne kenn waru koo suul ndax day feeñal mbokk day feeñal communion day feeñal social te defe naa ne àddina la koy tax a dëgëral muy société bi yi nga xamante si li ñuy dund la koy dëgëral mooy wàllu social yombul nag nit ngeen di jàppalante 31 jours sur 31 mais nag y a des faits marquants lu doon ni tamxarit kooku fête la boo xamante ni day boole nit ñi ku amoon souffrance sa souffrance mën a wàññeeku ku feebaroon ña nga war seeti woon sax war a dem na la bu ñu amul lu ñu la jox sax na la massa si feebar bi je crois que loolu signe de soulagement la si loolu Ndinaat nag dafa am nu mu tëddee loo xamante ni mag ñi ñoo ko fi bàyyi woon booba ay mbaal moo fi am ak tool yi di dem ak ñëw moo yoroon économie dëkk bi ñu def si liggéey bu am solo nag mag ñi taxaw fi ba Ndinaat mosuñu jooy dara lépp loo xamante ni dafa doon taxawal fii muy wàllu diine di wàllu social di wàllu culture lu jëm si dëkk bi lépp dañ daan jël si kees ak dëkk bi di ko doxal mais nag jamono day dox mag ñii fi newoon doon instauré yooyu ñu si bari dem nañu ñi nga xamante ne ñoom la fi yàlla bàyyi woon mu ñu mel ñoom Baye Sall Ndoye ak ñoom Baye Birema muy jëmm joo xamante ni dañ koy ñaanal yàlla ndax yor bi mu yoroon dëkk bi maanaam loolu dafa doy waar boo koy expliquer nit sax ñu bari duñ ko comprendre donc ñu jàng si moom humilité jàng si moom transparence jàng si moom jub parce que mooy moo nekkoon ki nu dëkk bi yor ko ba ñun xale yi ñëw fekk ka fi mu jël lekk boobu jox ñu ba mu ñuy jox lekk ba ndëkk muy maanaam ci wàllu alal ay millions yu bari la takk jël ko ba ña fa newoon ñëpp dañu sax jaaxle li may wax ñaar ñi ñu nga fa toogoon muy imam Lamine ak président Aya ñun ñëpp ñu amoon ci betteel donc bañ dajalee xaalis boobu yëpp nag il fallait nag ñu teg benn organisation boo xamante ni day touche Ndinaat de façon générale muy lépp loo xamante ni dafa jëm si Ndinaat bëggatuñu ay pàcc am la dañ bëgg a boole lépp mu jëmee si jàkka ji mu jëmee si ASC mu jógee feneen ak feneen ñu bëgg jolle lépp kàddu gi doon benn ñenn rek yor ko di ko doxal parce que jamono day dox
donc si loolu la ñu ànd ak frais yi président Aye moo toog nii ak magi dëkk bi ñoom ñoo ñëw installer comité de gestion yi pour ñu gérer les affaires courantes yi nga xamante ne mooy xew si dëkk bi ñu profiter vraiment di gërëm waa Ndinaat bu baax a baax a baax gërëm nañ leen biir gërëm nañ leen biti parce que ñun mënuñu dara comité de gestion bi bañ ko jëlee tekk suñu loxo ne leen doxal leen waa dëkk bi ñoo ñu dooleel waa dëkk bi yëpp muy góor ak jigéen waaw ndax dëkk bi yàlla def na fi am na kilifteef ndëkk waaw commencé si maa Omar Diène mi nga xamante tey moom ak si dëkk bi ak ki nga xamante ne aussi mooy yaayu dëkk bi di yaay Mimi Combaan ba tey jii dooleem mu ngi ci dëkk bi ak xalaatam donc loolu yëpp sant yàlla la bi nga xamante ne nag installé nañ comité de gestion bi si pilotage au président Aye ak cellule Ndinaat bi frais yi si lañ commencé nag créer benn comité mu gérer les affaires courantes donc booba léegi si lañ ne suñu action dëkk fañ ko gën a teg mooy wàllu social te ñaar yooyu defe naa moo yor àddina muy économie ak social boo boolee ñaar yooyu mooy dëkk bi am koom war na fee dugg parce que social xaalis a koy doxal donc ñu ngi ak ay programme yoo xamante ne commencé nañ ko mais li muy metti waa Ndinaat bàyyi ñu benn yoon fu ñu leen fekk na dañ leen soxla di leen ñëw OIG ñu communiquer ak ñoom ñu dem bu dee dañuy laaj xaalis it ñu jukki seen poste joxe pour lépp pour dëkk bi donc ñun amuñu seen pay di wax ne nag li nga xamante ni particulièrement moo ñu fi teeloo tey muy tamxarit vraiment dafa fort si ñun waa Ndinaat dafa fort si ñun donc loolu bokk na tradition boo xamante ni duñ ko suul ba tax na lépp loo xamante ni am nañ ko dinañ ko génne def ko ci bés boobu pour ñuy dëkk si dëkk bi ñëpp mën a feetu parce que yàlla ci boppam moo bind nit bind ku am bind ku ñàkk bind borom doole bind ku néew doole wax na nag ñi nga xamante ne dañu am doole nañu muñal ñi néew doole ñi nga xamante ni yàlla daf leen dénk wërsëg nañu ko séddoo ak ñi ñëw donc loolu mooy ñaari aspect yooyu muy économie ak social si loolu nag lañ taxaw pour li nga xamante ni nag moom lañ envisagé woon di ko def si fête religieuse yi maanaam tamxarit ak korité Ndinaat seen composante ñoo jukki si seen i alal ñenn ñi jukki si kees yi ñu taxawal jënd ay nag bu ñu xoolee ni gis nañ ne tey juróom-ñaari nag Ndinaat tëral na ko fii muy loo xamante ni nag c'est quelque chose d'inédit loo xamante ne ay nit ñooñu si jàppale di ay doomu Ndinaat yoo xamante ni dañu nekk si diaspora bi nekk bitim réew bu ne diaspora nag moo ngi commencé de l'Amérique ba si Europe maasaale ñoom dañu am benn groupement boo xamante ni ñu ngi gisante di waxante ak nit ki fu mu mën toll seen yéene mooy bu ñu tolloo fii lépp loo xamante ni dafa jëm si wàllu nag yi ñu financé ko ren jii li muy xat-xat parce que comité boobu bi ñu ko taxawalee yàggul mais li muy xat-xat indi nañ fi xaalis bu takkoo indi nañ ko fi xamal nañ ñi xam seen i doom yi nga xamante ni ñoo nekk si diaspora bi ñoo ko dimbalee waa quartier bi mu doon lu rafet a rafet vraiment ñun amal nañ leen gërëm boo xamante ni xamuñu fu mu toll parce que suñu xol daf si sedd waaw parce que nekk bitim réew mënul tere nga xam ne am nga ña nga bàyyi ginnaaw loolu lépp ci wàllu social la ñu xam ne dañu war a dimbali seen mbokk ñu dajale enveloppe bu am solo indi ko fii ci dëkk bi wax ne nañ ko def si nag yi maanaam famille bu ne mën a am loo xewloo waaw ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax nag ci turu waa Ndinaat ay waa Ndinaat lañu c'est pas des Ndinaatois à part entière mais dañu fi nekkul kii fi nekk dem uti pour ak njabootam xelaat na ne bu defaree njabootam war na defar waa dëkk bi donc loolu dafa doon fee boo xamante ni ñañu ko defal war nañ ko yëg waa dëkk bi war nañoo yëg ne ñi nga xamante ne ñu ngi ci diaspora bi vraiment seen xel seen xelaat ak seen alal mu ngi dëkk ci dëkk bi te tey jii bu mënee taxawal juróom-ñaari nag fii tey tëral ko fii seen apport mu ngi ci donc ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax ñooñu nga xamante ne dañu nekk bitim réew di ci gërëm surtout mbooloo lañu mais loo gis am na ku koy coordonné di ko dox
am na kay koo xamante ni mooy dem si ñoom initier programme yooyu waxtaan ak ñoom jóge fi dem récolter ji xaalis boobu indi ko muy suñu frère Ndiaga Ndoye bu Baye Doune Pathé waaw démb fi la ñu yendu vraiment ñu ngi koy gërëm bu baax a baax gërëm boo xamante ni amul ab parce que seeni wayjur loolu lañ fi neewoo woon li ñu gën a neex si mbir mi loolu si la parce que nit du fàtte cosaanam nit du fàtte ay racinam te donc lépp loo xamante ni seeni papa instauré woon nañ ko fi yàqul dara seeni activité lépp loo xamante dinaa soxla naka lu ñu man dinañ si def fu taxawe ka donc Baye Ndiaga gërëm nañu waa diaspora bi mais aussi yow beral nañu la gërëm ci taxawaay bi na nga leen di boolee ñoom ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci quartier bi nga boole leen xamal leen ne kat dëkk ba ñu war a jàppalante mu ngi fi bañ mën na dajale xaalis yu mel noonu andi ko loolu nag ndinaat moo bindoo noonu parce que tey boo xoolee toogaay bi am na ñoo xamante ni yeewoowuñu fi ñu nga yeewoo faneen diversité boobu nag mooy suñu force tey képp koo xamante ni sa racine dafa nekk fii bu yi mel ni xewee rek day feeñ bu ñu xoolee sama ndeyjoor suma grand ngi nii Pape Samba Ndoye Elvis di magu ñooñu ñi ci ëpp El Hadji Gan Ndoye moo aussi mën naa na sax moom mooy coordinateur bi bu fekkente ne lu bari luy jógee foofu ji yëm si dëkk bi si loxaam lay jaar lu si bari te mbir mi dox na si lu baree bari bu dee cotisation yuy jógee si ñoom ña nga xamee dañ dëkkul si dëkk bi fii si El Hadji Gan mi lay jaar bu dee lu ñu war a jëlee fii itam mu dem si ñoom si El Hadji Gan lay jaar donc aussi yooyu ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal taxawaayam li muy def lu jafe la ñun ñi la tax ma koy cité à part mooy ñun ñii ñëpp fi la ñu yeewoo waaw ñi ci ëpp fi la ñu yeewoo mais moom yàlla def na këram daagu daan la ne Pape Samba mi këram nga apexi mais ñoom ñaar ñiy bés bu yàlla sàkk nga gis leen fii lépp loo xamante ni mu ngi doxal dëkk bi rek si loolu la ñuy saytu maanaam li nga xamante seen i wéyjur si lañ leen nàmpataloon si la ñu nekk ñoom nag léegi ay mag lañu donc ñoom bu ñu gisee seen i rakka def initiative bu mel noonu di dimbali waa dëkk bi vraiment dañu si kontaan bu baax a baax donc si seen tur ñu ngi leen di gërëm bu baax waaw vraiment daal loolu lañ amoon ne dinañ ko wax lu jëm si wàllu ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew nekk di ay wandinaat seen ak njaboot seen i baay seen i yaay ne si dëkk bi donc war nañoo yëg ne seen i doom yooyu vraiment xittali nañu waa dëkk bi xittali laa ko mën a tuddee parce que xaalis dafa neex boo jëlee somme yu toll noonu jël ko jox ko nekk waa dëkk bi nañ ko feetoo vraiment bu ñu deful lii rek communiquer ba ñëpp yëkk defuñu lu ñu war parce que loolu ñun la waroon bu ñu gisee ndëkk loo xamante ni suñuy rakk yi teggil nañ ñu loolu vraiment dinañ leen gërëm bu amul ab loolu daal moom lañ doon wax si wàllu immigré yi mënoon nañoo wax sax lu ëpp loolu mais quand même le principe mooy wandinaat xam ne seeni doom ña nekk bitim réew bàyyiwuñu leen seeni alal mu ngi fiy dugg te loolu moo waral tey jii ñu am tamxarit boo xamante ni juróom-ñaari nag yeew nañ ko fi te loolu jafe naa ne jafeñ na fu mu am donc loolu ñu si gërëm bu baax a baax di si gërëm El Hadji Gan Ndoye di si gërëm Pape Samba ndax ab wandinaat moom fu mu mën a nekk rek ab wandinaat la donc ñun yeewu beex dëkk bi addina moo demee noonu mais xam nañ ne ñoom seeni racine fii lañ ba ñu suñu soxlaa si yu mel nii muy naxar ak tiis yëpp kenn du leen fi jiitu ñu ñëw joxe seen doole joxe seen xalaat donc di ñaanal yàlla na sax yàlla na loolu sax grand kontaan nañu si yéen kontaan nañ ci yéen yàlla na leen yàlla fay bu loolu weesoo dafa am beneen aspect aussi boo xamante ni bëggoon nañ ko communiquer muy jëm si wàllu social toujours waaw muy fee boo xamante ni ñun dey comité de gestion saluer nañ ko à sa juste valeur wax nañu aussi ak ñooñu si kàddu dëkk bi mais bii moo gën a matale moo taxoon ñu ne dañuy oo télé bi tey pour que wandinaat xam ne seen ay mbokk ñu ngi jël seen alal di dimbali nit ñi bi ñu paree si waa diaspora yi waa kër yaay kan Samba muy woon soxna Baye Doune Pathé moom waa këram waa néegam ndeyam ñoo fi indi aw nag ne ñoom ñoo ko jàppale waa dëkk bi muy néegam ndeyam kan Samba Baye Doune Pathé loolu nag bu ko defee mais day yóbbuwaale ñoo ñëpp Baye Ndiagaak Baye El Hadji yooyu yëpp parce que ñoom ñëpp seen lépp ndinaat la donc loolu ñu leen siy gërëm bu baax a baax parce que geste bu noble la
geste bu noble la vraiment ñun amuñu lu ñu leen fayee moo tax muy ndenaat gi nga xamante ne ñoom defal nañ leen loolu waruñu woon a man message boobu waru mën a toog inaperçu defe naa ne c'est la première fois ñu oo fi TV pour communiquer ak nit ñi mooy fee yooyu dafa nekk ay fee yu inédit yoo xamante li muy am barayul donc loolu moo waral ñu ne woon dinañ woo waa TV mbooloo bi communiquer ak waa dëkk bi communiquer ak waa Yoff communiquer ak waa Ndenaat ñu xam ne vraiment am na ñi ñoo xamante ne ñu ngi bàyyi xel bu baax ñi nga xamante dañu néew doole. donc loolu te aspect boobu yëpp mooy ñun li ñu tax a jóg disparité sociale bi nga xamante ni mu ngi am si dëkk bi metti na nit mënul dimbali nit tout le temps mais quand même ñuy soulager nit bu amee bu ñàkkee bu ñëwee si yow loo am nga jox ko boo amul tam nga wax ko wax bu neex parce que jamono ji neexul mbokk ndëg noonu la loolu moo koy dëgëral yàlla def nag lii leçon la pour ñun ñëpp vraiment waa kër yaa kan Samba waa Ndenaat gërëm nañu leen ci suñu kàddu defe naa Oustaz Lamine ak président Aye bu ñu jëlee ñoom dinañ wax ci turu maanaam dëkk bi de façon générale donc ñun duñ dooroon kàddu comité gestion bi nga xamante ne moo yor mbir mi doon ko piloté ñu ne woon dañuy ñëw oo mbooloo mi télé bi communiquer ak ñoom waa dëkk bi xam ne kat ñii fi nekk di seeni doom nekk sa bitim réew ak ñii nekk ci dëkk bi ñu ngi dimbali nit ñi jubluwuñu ci dara ndëkk pour lu baax dañ ko war a wax mu law ba képp koo xamante ni def ko te lu baax nga mu lii doon fàttali ci yow ne feet yu mel nii ñii am dañu war a mën a dimbali ñii loolu waaw loolu moom mooy suñu créneau ci lañ fas yéenee jaar doole ji moo barewul ndëkk mais yàlla mu ngi def sutura vraiment li ñu man ñu ngi koy def ci wàll woowu ba disparité yi itam quand même ñu koy jéem a wàññi waaw donc loolu daal moom lañ amoon di ko wax ci wàllu ngërëm bi nga xamante ne dañ ko jégleel aussi bien waa diaspora bi di ko jégleel aussi waa kër yaa kan Samba vraiment nag di comme ni ma ko waxee woon sànq rek di defal mention spéciale à Ndiaga Ndoye waaw vraiment daal ñu ngi koy gërëm bu baax a baax parce que ñaari délégation yëpp moo ko jiitu donc loolu xelam a ngi si xelaatam a ngi si dooleem a ngi si waaw sunu rakk la te vraiment fay waajuram tegoon tànkam mu nga fa donc ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla dëgëral ay tànkam ba li mu yéene si dëkk bi yàlla mottali ko bu loolu weesoo nag may gërëm vraiment waa comité gestion bi ma àndal waaw di leen gërëm bu baax a baax seen jàppale ñu am taxawaay lañ ci dëkk bi jamono neexul dëkk bi bare problème mais quand même ñu ngi siy dox lu ñu mën ba vraiment tension sociale bu jog am fi problème fii si dëkk bi amul fexee nañu daal ba Ndenaat communion am na fi entre les kër yi am na jàmm nit ñi am nañ jàmm te loolu fu mu amul développement du am développement mënta am tant que paix sociale amul donc ñun la ñu gën a yitteel muy famille yi ak dëkk bi ak dal am fi te loolu moom la ñu constaté si Ndenaat de façon générale mu commencé ka si jàkka ja ba law ba si équipe bi dem ba si géej gi partout daal jàmm am na fa donc loolu ñu koy gërëme surtout nag sunu mag yi parce que yoon woowu moo li ñu traceel bon li ñu traceel nag mënoon nañ ko tracé rek bàyyi mais dañu jog di ànd ak ñun lépp loo xamante ni muy jalon bu ñu toog di ko def si dëkk bi président AMI moo yor cellule Fray Yoff Ndenaat bu ñu leen soxlaa na leen dañ soxlaa pour dëkk bi lu ñu doon def bàyyi nañ ko ñëw toog ànd ak ñoom ñu xelaatandoo ñu ne yéen doxal leen ñu dem toog na leen donc la ñuy doxal mën naa wax ne ñoom seen xelaat la donc ñu ngi leen di gërëm bu baax di ko gërëm moom non seulement si statut mais di ko gërëm particulièrement mu doon sunu mag ju disponible xelaatam rafet te Ndenaat ko jaral ko lu ne ñu ngi président ñu ngi lay gërëm bu baax a baax comité de gestion bi vraiment tey mën nañoo wax ne lu ñu mën a réussir tey yàlla ak yéen a tax waaw donc aussi di wax ne gërëm spécial nag sunu mag sunu imam mu ñaar muy Ndenaat képp koo xamee da nga nekk xale man ñi nga xamante ne sunuy mag si ay loxoom la ñu jaar ñun mu tàggat ñu ba tey ñu toll fii këram gi ku nekk xam ne mooy woon sém xamante ne day dajale Yoff ba Laayeen gambis la boo xamante ne Yoff ba Laayeen ñëpp a fa daan nekk la ko waral mooy ak yaatuwaayam ak am xelam mu rafet moo tax ñun dey dëkk bi dañ ko jël tekk si loxaam ñun dañu yónni rek ñu def te lii neex si yónnante nag mooy yónni nit di ko gaganu doo ko moom defu ko fu ñuy jëm dañuy ànd ak moom fu ñu teew
mu ngi suñu boor bu ñu juumee mu gàggante ñu avec philosophie. donc ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam di gërëm aussi Wandinaat de façon générale mbaal mi moom grand paba ngi la jigandooy frais yi di Elvis ñu ngi leen di gërëm bu baax président njànku Baye Njànku Njaay mi ñu koy gërëm Ndenaat lu mu xewle mu nga sa biir Modou Bëggey aussi ñu ngi koy gërëm di ko gërëm bu baax parce que moom damay bañ a xëccoo Wandinaat damay bañ a xëccoo Wandingaañ waaye ñoom nañu xam ne Modou Bëggey ab Wandinaat la waaw bañu nag mu ŋarale mais daal Wandinaat la te loolu ñun dañu nekk xale gis ka fi waaw muy doxal loolu ba tey donc ñu ngi koy gërëm bu baax a baax defe naa ne moom li muy toog Ndingaañ sax barawi la activité am yëpp Ndenaat la beneen bi ñu ngi gërëm aussi le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr di ko gërëm bu baax si turu dëkk bi aussi parce que li ñuy gis nii doolee ma ngi si waaw maire Yoff jox nañu nag boo xamante ni moom Abdoulaye Diouf Sarr moo ko génne donc ñu koy gërëm si loolu di gërëm aussi son adjoint Abdounar Mbeng muy membre si comité gestion bi di dëkk si dëkk bi di fi def loo xamante ni macha allah waaw xaarul ba tey jii muy soog a jokk defe naa contribution am si wàllu tamxarit ak wàllu korité ça date de 20 ans boobu xale bu ndaw la chaque année di mu jënd korité nag tamxarit nag loolu nag nit ñi dañ ko war a xam parce que buñ ko xamee day tax ñu koy ñaanal yàlla yokk wërsëgam koo xamante ni wërsëgam lu mu gën a yaatu nag mu gën a def kooku ña ngi ko ñaanal yàlla te xam ne kat yàlla moo ñu ko jagleel muy xale bu baax bu disponible nag Biram Ndinaat jaral ka lu ne li muy def si fii ni lay def si jàkka ji ni lay def feneen donc loolu ñu ngi koy gërëm bu baax a baax yàlla yokk man-manam yokk taxawaayam di gërëm aussi waa APEXI gërëm APEXI parce que chaque année ñoom aussi dinañ jënd somme bu am solo nañu ne lii APEXI ñoo ko jox quartier yi pour que ñu dimbalundoo ko te dañu bëgg aussi mu impacter si population yi ñu xam ne daal APEXI dimbali na ñu ngi dimbali waa Yoff en tout cas de ñun day Wandinaat ñu ngi si kii boobu waaw li nga xamante ne ñu ngi koy joxe dinañ ko jënd ay nag tas ko si dëkk bi ba ñi nga xamante ne même dañu yeewoowul si dëkk bi fa ñu dëkk seen ndawal dina leen fa fekk incha allah loolu nag ab taxawaay la boo xamante ne taxawaay la bu mat boo xamante ne la commission sociale ñoo koy def muy président Malick mi nga xamante ne mooy animé commission boobu ànd si ak ñoom Cheikh Sall ak ñoom Mbaye Mbengue donc weer yi bu tëroo ñoom Issa ak Lamine ba si El Hadji Abdounar Mbeng délégué de quartier ñu ngi koy gërëm bu baax a baax parce que loolu lépp seen i xalaat la bu période bi jotee ñoom ñëpp ñooy bàyyi seen i soxla di toog di xool nécessité yi ñi nga xamante ni dafa laaj ñu dimbali leen donc daal j'ai été long mais du dara lu suñu xol dafa sedd ñu bëgg actes yu mel nii vraiment muy law non seulement muy law si Ndenaat mais muy law si Yoff parce que Ndenaat Yoff de façon générale ne peut que se développer que bu fekkente ne quartier yi développé nañu à la base il faut que d'abord quartier yi mën a jóg su xaleku mu mën a feeñ si dëkk bi mais bu fekkente ne développement mënoo jóge si kaw wàcc suuf day jóge suuf rek jëm kaw waaw développement bu jógee si kaw jaa suuf day nërmeelu la waaw loolu moom lu fondamental la donc ñun li ñu war mooy taxawaay bi nga xamante ne moom la xale yi dëkk bi taxaw mu law si Yoff parce que vraiment ñun ñu ngi def li nga xamante ni moo ñu war maanaam muy taxaw ñu ngi si loolu nag lañ bëgg mu law ba law si dëkk bi comme ça APEXI sax seen liggéey bu boobaa wàllu coordination rek la ñuy yor mais daal gërëm nañu APEXI bu baax a baax seen taxawaay yàlla na leen yàlla fay ñu ngi gërëm bu baax nag suñu imam Mouhamed Ndoye Bouga ñu ngi koy gërëm bu baax parce que si moom la ñu waroon a jëkkee waaw di wax ne ñaan yeeg yooyu yëpp egsi na tënxam lawuñu si benn yoon lépp loo xamante ni waa dëkk bi soxlaa nañ ko ñu waxtaan seeg moom moo siy jiitu donc loolu ñu koy gërëm bu baax a baax di gërëm nag waa Ndenaat de façon générale suñu xol sedd na si yéen waaw parce que jël alal jox koy nit jël seen i bien jox koy nit na leen saytu leen taxawoon ñu waxuñu lu ñu naqare lu du ñu encouragé fu ñu soxlaa ne dañ soxlaa ñu jël seen i poos joxe ñooñu mënuñu lu dul gërëm leen sant leen gërëm nañu leen sant nañ leen donc loolu laa amoon si message yoo xam ne doon nañ ko lancé à l'endroit des populations de Yoff et de Ndenaat en particulier di gërëm ñëpp sant ñëpp wasalaam donc ñu ngi jox kàddu gi président cellule ma koy wax
Aya Bey Ndoye ñu koy wax maam Aya mu wax ci turu frais yi. bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina sheytaani rajim laa hawla wala quwwata illa billah bi aniyan azim alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di dolli sant yàlla lu bari ñaan yàlla suturaal ñi ne ci biir suuf suturaal ñu tamit ñi ne ci kaw yàlla na dal jàmm ci dëkk bi ci géej gi ak ci jéeri ji nawet bi ñu dugg yàlla na ci génn ci alhamdulillahi rabbil alamin président Youssou Ndiaye ni mu waxee matal na sëkk dafa xër rek moo tax muy jox ay kàddu pour ñu mën ci sànni lu mënula ñàkk quoi ndanaan de quartier la comme Tongoor daagu daan laayeen ci biir Yoof mais yëpp benn bopp la jigéen day jóge ndanaat sëy nga paru wala laayeen wala Tongoor ku mu bokkal ndey ak baay wala ndeyam nekk fii bon dëkk bi yëpp benn la wàllu dëkkuwaay ci kër tamit da ngay xëy am moyen comme président Youssou Ndiaye dëkk fële Ouest Foire ku ko soxla da ngay dem foofu léeg-léeg ñii ñu ngi APEXI ñoom Pape Samba Ndoye ñu ngi nii toog gan mu ngi nii daagu daan mais loolu du ñàkk am nañu ne bu côté Almadi mais bu ñu xewlee ñu ngi fi loolu nag mooy ab composante bi nga xamee ne mooy composé quartier comme li ñuy wax ci droit rek vouloir commun de vivre ñu bëgg bokk dund loolu mooy notion nation loolu fu mu am rek jàmm dafay am doole dafay am loolu nag dañuy juddu fekk ci ndanaat grandir ci bi ñu tolloo ba nga xamante ne comme de gestion amagul woon boobu frais moo fi amoon ba mu tombé ci ñun frais 52 53 54 55 56 mais ñu xool ne dëkk bi war na mën am comité gestion bu normal ci la ñu wootee jàkka ja Baye Sall Ndoye 1932 ba jëm suuf poste bu ñu fa nommé ku ñu fa nommé mu Youssou Ndiaye ak ku mu manti doon dañu def élection compter ay voix ñu xam ne kii dañu ko nommé bi ñu paree aussi dañ leen jox durée de mandat ñu ne ñeenti at yi kat yéen a toog ci dëkk bi bu ñu jëlee alalu dëkk bi yéen a koy gérer espace yi yéen a koy gérer frais yi li ñu waroon nett nañu lépp suuf boo xamee ne dëkk bi moo ko moom ndanaat defal nañ ko këyit dem na mairie teg nañ ci comité gestion xaalis bi tamit mu ngi ci comité gestion benn frais amul yor droit yor 15 wala dépassé 15 mais nag frais bu ne ak membre bu ne ci ndanaat am nga droit boo gisee loo xamul nga laajte ko loolu moo jaadu mais ñoom ñoo fi nekk pour 4 ans li may wane sànq ñoom dañu xër rek ñoom mën nañu ñëw rek toog assisté ñëpp mais lii gën a sabab kii bii nag muy tamxarit dafa doon loo xamante ne tey da nga koy mën ëllëg doo ko mën ñun ñëpp ñoo ci am yàlla dogal na nag nenaan mosuñu jéggaanu nagu tamxarit du korité mosuñu ko lew yàlla tegoon na ci loxo ku ñoo wax Baye Birima Mbeng yàlla na yàlla dolli ay leeram dolli koy xéewal ñu mu doon référence ci lu Youssou Ndiaye wax ci anam yu ne pendant 50 ans mu yor dëkk bi ba mën a jël ay millions yu takkoo takku man ci ñi ko doon wàññalaa tekk ci loxo comité gestion ñu denc ko tey ji yàlla suturaal ñu dañu nekk tamit ak mairie at mu jot Ablaye Diouf li ko war mu ngi ko fiy def mu ngi jël indi dugal yu bare awoon nañ fi daañu ay ñetti nag ci quartier yi sax mais ñun mësuñu ko yëg moom bi mu ñëwee yooyu sax yëg nañ suñu bopp bu baax a baax APEXI aussi ñetti at yi ñu ngi jël xaalis du dugal mais bu ñu demee nag ba doomi ndanaat yu ne bitim réew xool ne mën nañu yónnee pour lu ñu dimbali waa dëkk bi taxaw nañ ci bu mat sëkk mais fekk na aussi comité gestion bii fi ne matale lépp man damay wax ne jamono bi mu toll benn membre comité gestion yaakaaroo ma lay puusal brique wala baleel mbedd mat nañu seeni place bu mu mat sëkk ay gor lañu ay xale lañu ñu ngi yor seeni soxna ñu ngi daan seen doole doyloo nañu dëkk bi ci lépp comité gestion vraiment gisuma dara lenn laa xamee ne choisir nañu commissaire au compte peut-être su ma liggéey moo ma ko mayoon ma xam ne lii xam naa ci lu ma ci war a mën a liggéey mais doyloo ñu leen ci kanam yépp gisuñu benn faay liggéey muy aw normalement yéen a ngi diisoo yéen a ngi def tous les 15 jours sax ngeen hors frais yi waxtaan ak ñoom ñu réunion loolu lépp ci ak mbaax la mënoon ngeen toog seen 4 ans mandat rek bu mu jeex ngeen rendre compte ndax baax na wala baaxul duñ leen reconduire mais bu ñu demee nag boo xamante ne frais yi du moins waa diaspora bi indi nañu par l'intermédiaire de Ndiaga Ndoye mu bàyyi dun paate ak yaay kankan mu àndoon ak Mandione Mbenga doomu yaay ngaati yàlla na ki yàlla ak Baye Birima ak seen benn jarbaat bu ñu wax Godaas doomi maam seeni Thiaw mooy délégation boobu fu ñëwoon
suma kër la ñu newoon fa la ñu ne ba 4 heures waxtaan nañu waxtaanu yaatu ñu indi fi xaalis bu bare macha allah yal na leen yàlla yombal bu déwénee 3 fois ñoom ñu man loolu ko parce que loolu rek mënoon na régler problème mu Ndenaat loolu doy na sëg si mais nag mosuñu julli farata te imam Mouhamed Ndoye wala imam Lamine mii waxuñ nañu ñaanal suñu njaboot yi ne bitim réew ñii ne si armée bi yàlla may leen jàmm may leen sécurité ñu ras ci dool yi nu ma ko ne njaboot kan Samba juddoo fii si Ndenaat def seen acte tamit xaalis bu takkoo takku tamit ñu indi dolli ko fii ñu ngi leen di rappeler ne balay moo de lu mu fi bàyyi woon tamit si wàllu jàkka ji si menaan si lu ne Ibra Ndoye mu ngi koy doxal rajo bu paan lu paan mu ngi koy doxal Abdou Naar Youssou Ndiaye si tënk parce que c'est des donateurs Abdou Naar avant mu nekk maire avant mu ne chaque Korité Tamxarit day indi yónnee fii te bu mu ko daa def tàggoona ak ay mbokkam ak ay maamam ba ñu nekk loolu lu baax la Youssou Ndiaye mi wax du nangu cité boppam Korité Tamxarit bu jot mu jënd nag jox Ndenaat ñun frais li ñuy dox mooy ku ñu porter plainte yóbbu la gendarmerie wala bureau procureur Moota Ndooy man finaan nañu fu nekk pour toppatoo loolu bu amee lu ñëw la fay bu ñu yee sax kees gi Youssou Ndiaye bi moo koy fay ku jara ñaanal la yàlla na yàlla guddal saw fan dool la jàmm nga ànd ak sa sago nit da ngay wax li nga xam rek man neexaluma kenn ci dara maa gën a dëng fii maa gën a jubati mais xam naa ne lii moom am na bon ñu dolli sant yàlla comité gestion yàlla na yàlla dolli jàmm pour ne pas gën a sori ku ñëw fekk fii juróom-ñaari nag ñu takke ko début bi ñu ngi doon def 75 nar yoo xam ne dañu koy génne joxale ko si ñëw doole yi ñu dem ba 150 ba 300 nar ñu ngi ko jël si dëkk bi amul kenn ku ne nangam man am na benn at dafa am ku ñëw ne ma waaw man joxuñu ma ay nar man naka man mii frais Yoff aw ma ay nar aw ma naru ay kii mais dañu ne nécessité moom lañ koy jox loolu moo jaadu mag ñi dañ daa dingal xaalis imam jàngoo ngi du ma bàyyi bu ñu mbaali jee ba ñëw bu ñu dépassé 1 million 500 mille yi dañ koy dingal moo tax nar bi nekk 1000 francs ba léegi ñu tenir ko fii mais xam na ne ku soxla kilo yàpp 3500 léegi mayu la ko bon yàlla na fi yàlla dolli jàmm defal ñu xéewal xaw naa sori sànq yaa ngi cité Modou Ba bu nu yee bare dañ juddu fekk ka fi turandoom yar ka waxtu wu ne dañuy jullee timis fii lu mu xat-xat mu topp tefes gi ñëw ñoom Pape Samba ñu toog gan ëpp dëkk daal loolu la ka fa luyee ka fa dëkk ka fa yeewu yal na yàlla may ñu yénante jàmm ëmbalante ay ayib parce que diine moo ñu waroon a boole mais bu demee bu diine xaw ñu di ñu wesaaroo boobu nañu xoolaat suñuy bopp quoi wasalaamualeykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wasalaatu wasalaam ala rasul sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdillaha fala mudilla wa man yudlil fala hadi bismillahi rahmani rahim wa salatu wa salam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi masawu ñëpp di jaajëfal yi ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew si mbooloo mi ak ku teewul rek ñu ngi lay wax jazakallahu xayran mu nekk mbir moo xamante ne nekk mbir mu jar siwtaani la ndax yàlla moo wax ne man amila salihan fa li nafsihi wa man adaa fa alayha wa ma rabbuka bi zalamin lil abidi yàlla mu ne képp koo xam ne da nga def lu baax ngay am ku def lu ñaaw nag mais yaa ko defal sa bopp lu ñaaw rek ngay am yàlla ne tooñu ma leen de yéen doomu aadama yi yéen a tooñ seen bopp nag mbir mi nga xamante ne moo tax ñu daje fii mu nekk mbir moo xamante ne mu rafet la macha allah ndax feetu tamxarit am na ay waykat yoo xamante ne way nañu si bii nag bokk na si dañu wax ne yawmul ashura sum salli zura liman sumax tasil bii bokk ndëkk mooy bi may bëgg a wax wasi alal iyaali xalim zufra mooy lan ashura ku ko man oral ku ko man na nga saraxe lu bare bii may wax ni nag mooy wasi alal iyaali mooy na nga fexe ba sa famille
sa usra wala boog sa ayla nañu lekk ndëg bu suur noonu la ko bind bi waxe donc nag wasi alal iyaal yi bu ñu demee ba am suñuy doom yoo xamante ne wala suñuy rakk di suñuy jarbaat yoo xamante ne macha allah xam nañu kenn ku nekk nag da nga war a dugg foofu si bayit boobu ma wax ba ñu yónnee fa loolu ñooñu yàlla moo leen di fay wallaahi yàlla daf leen di fay ndax bind boobu rek moo xamal ne yàlla daf leen di fay yàlla leen yàlla dolli li nga xamante ne mooy sutura yàlla yàlla gën a taxawal seen taxawaay boobule mbooloo ma aljamaatu rahmatun gis ngeen bu ngeen gisee lii ñëw nii mu nekk loo xamante ne mbégte mbetteel la boo dawee tuuti rek mu ngi départ si yéen xale yi xam ne yéen a yor dëkk bi ndax boo defee loo xam ne masu fi am ëllëg na nga seeni lu gën a rëy li nga doon def mooy lan as tuut soo suñuy jël si li ñuy rendi di ko joxe mais jëf ju rafet jooju ngeen doon def moo taxit lu ngeen yëgul ñëw man leen fuuf am jëf joo xam ne moo gën a loolu fuuf mooy man amila saalihan rek donc nag bu leen sax si def loo xamante ne am ndimbal lay doon bu ñu saxee si loo xam ne ndimbal lay doon yàlla dañuy yokk rek bi may mujjee mooy aljamaatu rahmatun mbooloo mi bu ngeen àndee doon benn ba ñu xëccoo si leen yàlla dañ leen yërëm di si lépp ndek ndax rahmatu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax te ni ngeen àndoo amul mag amul ndaw ñooy yëkkandoo ñooy tegandoo mais loolu mbir la moo xamante ne macha allah mu rafet la te moom la diine santaane maam aya ngi wax si Pape Alaj Modou càngaay li yàlla moo ne nañu suturaal suñu mbokk yi nga xam ne dañu génn àdduna li ñu leen di suturaale mu dem ba ne sax ñi nga xamante ne ñoo leen di defar nañu nekk andilan ñu màndu donc nag bu demee ba yàlla insister si loolu ñu am koo xamante ne moo jëloon lépp ndeg ne doomu aadama bu génn si quartier bi maa koy sàng génn àdduna doomam ñëw taxaw si loolu ni nga xamante ne noonu la ñu waxee lii def lu rafet mais loolu lu ñu war siiw tànnile ñaati at wandinaat bu amee ku génn àdduna seen càngaay bokkatul si fere bi nga xamante ne dañu koy def pare nañu si macha allah donc ne képp koo xam ne yaa ngi def lu baax walaw bi dirhamin wahida donte lu dërëm ngay def sax nañu la ñaanal yàlla nag kii def dirhaman wahida benn dërëm moo ki nga xam ne dafa def alfu miatin mais million mais ñoom ñaar ñoo yem kenn ku ne sa kantan nga joxe donc nag yàlla yaa defal su sutura ba lu ñu man ren ñu man lu ko ëpp fuuf bu ñu daan day rey ñetti nag ngeen ñëw ñu rey 4 muy korité tamxarit ñëw ngeen yokk beneen muy 5 korité ñëwaan ngeen yokk 6 te tey maa ngi ñëw fekk fi ñu rey 7 dama ne loolu ndimbalum yàlla la ak seen farlu bu fekkoon ne da ngeen yaafus comme Cheikh Abou mais kon lii du am mais yàlla baax na ba néew leen ay yaafus yéen a ngi góorgóorluwaat ñëpp koo xamante ne war na si am yéen a ngi koy jox yàlla leen yaa defal sutura ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp ñun dëgg suñu wàll dafa jeex gunge la nu man gunge donga la ñu mën dëgg waaw maam Aya mu ngi wax benn wax ne benn xale yaakaarul mu yëkkatil la ab mool di ko teg wax na dëgg am na loo xam ne rafetul ndëgg il faut ñu lancer ko ndëgg loo xam ne rafetul si ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ndinaat ñu koy gis aadatan am nañu fi ñëw ne dañuy dimbali nit ñi pour set ay chinois mais ndinaat la ñuy jëkkee parce que ndinaat dañu leen yabal mais ñëpp ñoo waroon jóg ñëpp ndëgg koo xamante ne 60 ans nga am sax war nga jóg wax xale yi jaageen jëf mais toogaay ba wala ñuy def loo xamante ne setal la nga toog di setan refatul te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne an nazafatu min al imani wal wasaxu min al sheytaani inna haza diina buniya ala nasafati mais dama ne set bu amuloon julli du baax set bu amul julli du baax booy julli yaa ngi julli wàllu toujours ak tax setoo sa julli du baax donc nag ni ngeen ànde
doon benn di yëgal di wàccee mu doon benn yàlla na yaa saxal si loolu ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp góor jigéen mag àndaw ñëpp ñoo jàpp ndëg ñëpp ndëg amul kenn koo xamante ne bàyyi nga yàlla saxal si loolu ñu ngi sant yàlla walhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah rahmaan rahim aouzu billahi min asheytan rajim la hawla wala quwata illa billahi alil azim mën na noo bañ a wax xal na noo mën a bañ a wax lépp a matale mais il faut ñu gërëm Youssou Ndiaye ak président Mama Aya si wàllu kilifteef dëkk bi Mama Aya li ngeen di def nit ñi gis nañ ko yal na leen yàlla dooleel bi si des mooy Youssou Ndiaye bu la yàlla nattoo nga yor mbooloo mi ngay àndal ñoom ñëpp à l'unanimité taxaw ne ñu ngi lay gërëm sa defin rafet na man xam naa la personnellement li nga bëgg si nenaat xam naa ko instance yàgg na fa jaar yéen a Maam Aya ak ñoom Malick mais li ngeen di doxal si nenaat wallahi la exemple la te ku bëgg mbubawoo mbubam baax dinaan la si liwaat naat di def man dëkk dafa am benn affaire boo wax Youssou muy lekk mooy donna si olof sa donnante dafa rafet wax nga ko sànq Mao moo ne pour qu'il y ait un développement il faudrait que la basse classe parle la même langue à la classe compétente muy wax ju wér nga wax boo nee si dëkk nga ubbeeku nit ñi dañ lay ñemeñ ku dul añ amul woon lu mu tàll bañ dinañ ñemeñ ñi ñëw si yow mais boo fermé woo am comportement kooku du mën a ñëw si yow te loolu yéen a ngi koy def loolu rek doy na si jaamu yàlla ñun dëkk ak samay maroom yi xamee ne yeewoo nu ne naat mais mbubam ne naat la noo doxe sunuy doom waa ne naata kaa tudde sunuy wéejur bu noo ñaan waa ne naata kaa def ak loo mën a am si àddina ñun ñoo nenaat la nam ñun nenaat la nam fi leen dëkk moom la nam sunu tiitër mooy nekk si ginnaaw waa ne naat ànd ak ñoom di dox la ñoom bi si des nag dinaa gërëm Youssou une deuxième fois lii ma lay gërëme mais gestu rek xool fi nuy reye nga xool couche yi fi am mag ña ba si xale yi ñëpp a ngi fi loolu rek doy na couverture rek doy na yéen a xam nag li ngeen bëgg si nenaat yéen a xam li ngeen bëgg seeni kër ñun ñoo xam li ñu bëgg suñuy njaboot si barke yowmal asura yàlla na leen yàlla taxawal dooleel leen may leen kantan ubbil leen xéewal yokk seenu fan bu baax a baax kenn bañ a feebar jéggal nu suñu bàkkaar yi ñu yëg ak yi ñu yëgul asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala seydina muhammad bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala seydina muhammad ñu ngi nuyu waa Yoff di sant ñëpp di feddali rek di jël samay wax di ko sof si waxu mag ñi nga xamante ne ñoo ma jëkk a wax man daa naka waru moon a jël kàddu mais comme lii su Njaay wax rek moo am comme dama teel a dugg si mag ñi samay mag rek ñoo fi ne naka Seex Sall rek laa fi marcel waaye li ñu wax lépp ñoom dëgg la man damay ñëw rek si li nga xamante ne moom la président wax muy keneen li am nii ndenaat ren ñun li ñuy ñaan rek mooy ñi ne si diaspora bi yëpp nekk si Yoff roy ko ba Yoff ñëpp xam ne kat lii xew ndinaat ren roy nañ ko law na si quartier yëpp man foofu rek laa bëggoon woote message ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi si diaspora bi dëkku ñu ndenaat ñu def lii nga xamante ne ñi ne si diaspora bi dëkk ndenaat def nañ ko ñu ko def chaque année beneen bi mooy comme ni ko Maam Aya waxe Youssou Ndiaye gërëm na ñëpp waaye mënul gërëm boppam
waaye ku ne xam na ne comité de gestion bi dëgër na naam waaye it dañ ne lu dëgër boppa ba la ko jiitu dëgg-dëgg sala ñun lu ñu neex lañ koy wax comité de gestion bi moom mooy moteur bi moom mooy lépp ñun yëguñu dara te lii taxit soxlawuñu daray dëkk bi moom la parce que lu ñu soxla si moom rek la ñuy jubal mu jël dooleem jox ñu donc lu ñu soxla daray dëkk bi waaw loolu laa bëggoon nit ñi xam ko ndimbal mu ne la fi indi waxuma nag yi rek mais dëkk bi ndimbal mu ne keroog dama ko fekk ñu ngi taxaw nii waaj réunion am ku ñëw mu ñett génn ma ne ko yàlla na la yàlla may ay milliards parce que yow boo amoon ni milliards dinaa kenn du fi sonn donc yàlla na la yàlla suturaal yàlla na yàlla yokk sa am loo ragal yàlla na la ko yàlla soreyal waaw di it gërëm imam jàngo comme ni ko Youssou Ndiaye waxe ñun ñëpp moo ñu yar te boo taxawee lu positif rek lay wax aussi lu positif rek man maa ngi bokk bureau di naan 1986 ñoom maam aaye mii di ma tette lu ma xam ñoom ñoo tax ma xam ko donc ñu ngi leen di gërëm ba léegi bàyyiwuñu donc man loolu rek laa doon wax di gërëm waa commission sociale bi yëpp yàlla na leen yàlla dolli doole ñi nga xamante ne ñoo ñu yiir yàlla na leen yàlla kii te di ñaanal Baye Sando yàlla may ko wér yàlla na ko yàlla may wér mu yàgg suñu kanam ndax moo fi ne ndax ñoom ñoo liggéey li ñu yor lépp di ko perpétuer ñoom ñoo ko liggéey donc mën nañu wax sans ñu gërëm leen Youssou Ndiaye heureusement gërëm na leen mais vraiment ñoom lu ñu def rek ñoom parce que assemblée gi defe naa ñu ngi ko liggéey 1973 xaw ma 72 ba léegi lu si génn si dëkk bi la jëm ñun mooy suñu doole bi ñuy am kër Yoff kenn mu fi kër assemblée gi mooy suñu doole 73 lañ ko liggéey xaw ma 72 waaw donc te loolu yëpp ñoom ñoo ko organisé donc ñoom seen organisation ñoom Baye Birayma ñoom Baye Laaj Dawur Ndaw vraiment chapeau yal na yàlla ñi faatu yal na yàlla yokk seen leer ñi fi des yal na yàlla fekk seenu fan Papa Jàngoon nag ñu ngi lay gërëm moo xamante ne amul àpp ànd nga ak ñun ànd bu rafet vraiment xamuñu lan lañ lay wax lu ñu bëgg a wax rek xeeb ko ndax loolu laa doon sànni président ngeen baal ma yow baale ko bëggoon nañu itam vraiment Modou bëggee sànni si ay kàddoom waaye moom itam nee na ndinaat la benn la rek waaw moo ba wànn ngay nañu xam ne waa ndinaat la donc daal ñu ngi gërëm waa Yoff ñu ngi gërëm waa Mbooloo TV ñu ngi gërëm El Hadji Mouhamed Ndoye mi imaamu ratib di gërëm Mbaye Ma Omar Diène mi nga xamante tey moom magam dëkk bi te lépp luy tudd si dëkk bi mënoon na ne mag la rek toog du inquiété wu si dara waaye toujours mu ngi inquiété wu si doxalinu dëkk bi waaw di gërëm yaay Mimi aussi kooku moomu yaay dëkk bi yaay Mimi Combaan waa Ndinaat amuñu fayam yàlla na ko yàlla fay taxawaayam waxuma la sax Ndinaat waaye Yoff gépp ko xam Yoff gépp ñoo ko xam donc loolu suñu chance la rek ñun waa Ndinaat suñu chance la donc daal ñu siy gërëm yàlla di gërëm waa Mbooloo TV si opportunité bi ngeen ñu may ñu mën a gërëm vraiment sunu frères yi surtout waa diaspora mooy les Yoffois de l'extérieur surtout dëkkaayu waa Ndinaat muy di rafetlu aussi kàddu gi nga xamante ne Malick yëkkati na ko nit buy roy day roy la fet waxuñu ne day su ñun la jëkkee peut-être am na quartier yu mu am waaye dañ bëgg lii nga xamante ne moom la suñu frères yi def yeneen quartier yi def ko parce que jëkk bi neexul te bu ñu xoolee l'immigration li muy dugal ci milliards en termes d'économie kenn xamul nan la toll ay milliards la ñu fiy dugal boo demee dans les villages les plus reculés infrastructure yoo ko fa gis émigré yee ko fa def donc ñoom ñëw ay retombées la yoo xam ne mu ngi feeñ ci dëkk bi te ñoom yéene nañu ko li ñu war mooy chaque quartier dafa war a organiser wu parce que retombées yooyu ñoom buñ koy teg aussi il faut ñu teg ci loxo yu leer loolu mooy problème yi mais nag quartier boo xamante ni organiser wu nga taxawal nit ñi ñoom lu ñu mën a am dinañ ko jël teg ci loxol ñoo ñu mën ko doxal parce que ñoom la leen soxal rek mooy souffrance yi nit ñi ñu allégé ko donc daal encore une fois gërëm nañu leen sant nañu leen El Hadji Ndoye yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay donc bu ñu waxee Ibra Ndoye dañu xër rek mais mënoo ñoo yem ci yow parce que Ibra Ndoye bu ñu jotee ci moom yàlla yow a tax yow yaay coordinateur bi lépp loo xamante ni dafa jóge ci ñooñu ci sa loxo lay jaar waaw nga sonn na ci nit ñi bu ñu defee sax dara xew ñu def ko yëgaluñu ko sax dafa lay metti donc loolu ñu ngi la ciy gërëm yàlla na seen taxawaay yàgga
nga gërëm ñu docteur bu baax a baax a baax waaw nga dëxaloon ñu docteur bu baax a baax moom taxaw na fa taxaw fa góor ga taxawoon waaw Pape aussi la même chose Wandinaan ngeen den ay Wandinaat waa à part mais loo gis dafa am ay exception ñoo xam ne ñoo koy taaral ñun bu ñu jógee gis leen rek suñu xel day dal mission bi ñu jox difficile na nii rek si kii mais difficileul parce que ñun ñii nga xamante ne ñoom la ñu jox pour ñu doxal loolu lépp lu ñu war a doxal yéen a ñu siy jiitu di ñu si initier def leen lii Pape Bey mii yaakaar naa man du ma génn dajeeg moom te teewu ma wax ma 5 minutes mosuma wax soxlas boppam fu ñu toog waxi ndinaat la ñoo toog fu ñu toog waxi jàkka ji lay wax defal lii ku génn xaalis nañ ko jaaral fii na leer donc loolu yal neen yàlla fay daal ñun vraiment mag yi ñu am bàyyiwuñ ñu ginnaaw ñu ngi suñu ginnaaw ñu ngi suñu kanam suñu xel sedd na ñu ngi gërëm surtout vraiment waa Ndinaat de façon générale ñu ngi liggéeyal ñu ngi gërëm waa Ndinaat parce que bu ñu joxul woon confiance duñ doxal dara man day kenn na ma suma dégg wala sama mbokk dégg ñu ne ñu ngi maa xas si affaire dëkk bi te seen xaalis la xaalis bu bari lañ jël jox ñu ko donc saytuwul ñu bu nduxaltaal ñu laajuñu fu ngeen xaalis dëgg lu dul fu ñu leen soxlaa luñ leen wax loolu la ñuy jàpp luñ leen ne lii lañ soxlaa ñu jóg taxaw si donc waa Ndinaat amuñu seen fay góor ak jigéen vraiment jox ngeen ñu cër jox ngeen ñu kàddu ba pare lépp lu ñu wax rek engagé wu ngeen si au nom du quartier donc gërëm nañu leen sant nañ leen wasalaam